asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki àdduna man la Cheikh Tidiane Samb maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne ñëwati nañ fi ñu daan ñëw ak yéen muy fii ci 221 TV muy chaîne de l'indicatif bi nga xam ne si fépp fu waaye maa nekk ci àdduna boo laalul 221 doo fi mën a ñëw kon nag mbokk yi tey nag ñu àndandoo ak suñu équipe seet suñu doomu ndey suñu xarit suñu monsieur le maire ñu koy wax docteur Doudou Sène docteur Doudou Sène lañu seet woon tey fii ci chaise am war a waxtaan ak moom ci ay jaar-jaaram kan mooy docteur Doudou Sène fu mu jànge fu mu cosaanoo yooyu yëpp danañ ci dugg ci biir waxtaan wi incha allah waaye noo ngi nuyu nag waa diaspora bi nga xam ne si ñoom ñi nga xam ni bu ñu bëggee woote Sénégal rek il faut que ñu laal 221 parce que 221 TV mooy chaîne bi nga xam ne si chaîne de l'indicatif bi nga xam ne si moom la ñëpp soxla kon nag mbokk yi ñu ànd ak suñu doomu ndey suñu xarit docteur Sène docteur Doudou Sène ñoo ngi lay nuyu di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi ak waa 221 TV. asalaamaaleykum Cheikh Tidiane Samb maa ngi nuyu seen internautes yëpp di la nuyu bu baax a baax di nuyu sa caméraman yi di am mbégte lool tey ñëw fii nekk invité ci sa émission art bi ci chaîne bi nga xam ne moom la ñuy wax 221 TV. Merci. Occasion la pour man tamit mën nuyu waale ñi nga cité léegi muy waa diaspora bi. Merci. ñu nekk ñoo xam ne dama am gis-gis bu rafet ci ñoom. am yéene gu rafet ci ñoom di leen masawu coono yi depuis que Covid bi tàmbali xam naa ne jafe-jafe yi bari na waaye yàlla moom jaamam rek lay nattu. di leen ñaan ñu gën a góorgóorlu. ñoom ay fierté lañ pour le peuple sénégalais. di nuyu ñi ñuy seetaan yépp kon asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf docteur Doudou Sène nañu lay dalal jàmm ci sunu émission art bi ak 221 TV ñoo ngi lay dalal jàmm di la ziyaare di nuyu waa Grand Dakar gi nga xamante ni foofu nga cosaanoo dëkk fa ñëpp ñoo ngi leen di nuyu en plus léegi docteur Sène ñu jublu ci waxtaan wi ma bëggoon xam rek kan mooy docteur Doudou Sène. waaw docteur Doudou Sène moom dafa nekk koo xam ne tey jii mi ngi juddoo fii ci Grand Dakar di nuyu waa Grand Dakar yëpp au passage. suma xarit yi nga xam ne ñoom ñoo màggandoo yaroon na fii. en 1967. laa juddu fii ci koñ bii ñuy wax ko ñu Racine. donc màggee fi yaroo fi def suma jàng yëpp fii nga xam ne mooy Grand Dakar et précisément école bi ñuy wax école Saint-Pierre Sainte-Thérèse de Grand Dakar. def fi sama primaire ba am suma COP. dem rejoindre ci biir Sine Saloum suma benn mag bu doon jàngee foofu. am fa yenn lijaasa yi dellu si waat Dakar avant may dem Thiès fa laa amee bac. jàng naa lycée Van Vollenhoven aussi. donc yooyu yëpp mu nekk sama jaar-jaar ci wàllu jàng après dem université Cheikh Anta Diop. foofu nag laa amee suma doctorat en faculté de médecine en 1999. macha allah yàlla def nag ñuy dem ba ay jamono ñu jël ma la fonction publique. pour liggéeyi. ci lañ ma affecté fële ca Kédougou. affectation boobu nag man maa ko tànnal sama bopp. te damaa toogoon dégg président Abdoulaye Wade di wax ci télé bi ne moom de médecin yi kenn nangu te dem fële ca Kédougou. ci laa tànnal sama bopp man ne damay dem Kédougou mais rëccuwuma ko. parce que am naa lu ma fa jàngat lu bare bare ci àdduna. gën a xam Sénégal tamit. donc ci wàllu fànn boobu daal. mun naa ne docteur Sène loolu la waaye mënuñoo wax docteur Sène. kan mooy docteur Sène te waxuñu tamit docteur Sène fi mu féete ci wàllu. cosaan effectivement. maa ngi am cosaanoo ci Sine Saloum. sama waajur fa lañ jóge ci dëkk bu ñuy wax Ngoye Pofine nekk ci région de Fatick. ci waaw ci commune de Tataguine. booy dem boori Fimela donc foofu mooy suma cosaanu séeréer. donc di am mbégte di ko fàttali saa su ne. li ci des ba des mooy ci wàllu dund moom. sama xaritu démb yi ba tey ñoom laa nekkal. dëgg la. ñu ngi fii di fréquenter léegi nag maa ngi ci wàllu liggéey maa ngi programme national de lutte contre le paludisme. foofu la nekk comme coordonnateur. waaw dinañ ñëw ci foofu dinañ ci ñëw waaye dama bëggoon a wax rek docteur Sène yow macha allah bi nga jàngee ba am say lijaasa docteur maanaam war a nekk docteur di faj ban médecine nga doon suivre ak ban hôpital nga nekkoon doon liggéey. waa à partir de 1996 maa ngi woon ci service yu ñuy wax service ORL mooy ñi ngi xam ne ñooy gëstu lépp lu jëm ci bopp. surtout ci wàllu soj yeeg. baat beeg ORL. ak affaire bakkan yeeg yooyu léegi yëpp
ma nekk fa pendant pratiquement 3 ans. doon waaj a def spécialisation ci lañ ma recruter nag fonction publique. mais sama première spécialisation bi ma inscrire woon ci li ñuy wax ORL la woon. yàlla def nag ma dem Kédougou ba ma demee Kédougou tamit sori bi mu sori ak ñàkk amoon ay infrastructure pour wàllu jigéen yi warul yi. ma def formation bu gàtt bu ñuy wax compétent en soins obstétricaux et néonataux d'urgence. mooy permettre jigéen yi warul yi ak seen i doom yi ñu mën leen a jël en charge. et permettre ma foofu jigéen bu amoon jafe-jafe man maa la doon opérer. parce que dañ doon évacuer ba Tambacounda mu nekk 230 kilomètres. soxna yi dañ doon faral di faatu ci yoon bi. yàlla def tamit ay Ninifécha ubbi woon na. ñaari structure yooyu ñoo fa nekkoon. et donc ba ñu ubbee bloc bi nag ma nekk fa di opérer. ci biir formation yi tamit def naa li ñuy wax santé publique. santé publique mooy banqaas bi nga xam ne. mooy saytu lépp luy xam-xam buy jëm ci nan la ñuy tëralee wàllu wér-gu-yaram. nan la ñuy planifier wér-gu-yaram bi doomu aadama yi ci Sénégal. ak ci bitim réew. mais ci wàllu recherche ak yu bëree bëri. loolu la ñuy wax santé publique loolu nag mooy sama spécialisation bi nga xam ne. mooy moo gën a fas léegi. ci loolu ci anam boobu lañ ma jëlee sax ma nekk médecin chef de district. jël ma nekk médecin chef de région bu Kédougou. def naa Matam def naa Kaolack. et yooyu yëpp ma nekkoon fa médecin chef de région ba yàlla def léegi ma nekk fii ci ministère de la santé bi. ministère nag nekkoon naa fa banqaas bi ñuy wax service national de l'information sanitaire. di saytu lépp luy ay données. lépp luy feebar li ñu am ci Sénégal. foofu lañ ko doon xayma. donc service boobu yore naa ko 2 ans. avant ñuy may nommé fi ne nii coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. très bien docteur Sène dama gis ni docteur yu bari doo leen dégg ci affaire politique. te yow nga nekk docteur macha allah man li ngay def nga xëy rek dugg ci politique lan moo la dugal ci politique ak kan moo la dugal ci politique docteur Sène. waaw jërëjëf politique nag dafa nekk banqaas boo xam ne nii. ñu bari daf ñuy faral di jaaxal bu ñu leen yow da nga dugg ci politique. politique du dara lu dul nan la ñuy saytoo mbiru doomu aadama yi ci dundin. saytu ko mooy seen wërgu-yaram seen jàng fi ñu nekk environnement seen sécurité loolu yëpp ci biir politique lañ koy gëstoo di ko xayma di fexe ba ñi nga xam ne ñoom ñoo dund ci dëkk bi mën a nekk à l'aise ci wàllu yëpp nag ci fànn boobu ma yàlla dimbale ma expérience bi ma jot a am pendant pratiquement fukki at ak juróom parce que c'est à partir de 2008 la sama xel commencé dugg ne man mii kat war naa dugg ci langue politique bi pour indi sama contribution ci développement réew bi parce que am na foo xam ne boo fa tollul sa yéene dëgg-dëgg ci réew mi doo ko mën a matale li nga xam mën nga ko def mais am na lu bëree bëri ci politique bi ngay mën a jëlee yow sa xam-xam ak sa yéene pour mën ko mettre au service de la nation ci fànn boobu nag yàlla def ma tase ak président Macky Sall mu nekkoon ci jafe-jafe yi yàlla def ma xool ko gis ne doy na ma ànd ak moom ci liggéey boobu. fan nga jëkk a tase ak président Macky Sall. c'était en 2008 2009 ba muy def tournée bi nga xam ne mi ngi koy def à travers le pays. ñëwoon Kédougou. ma demoon supervision dëkk bu ñuy wax Dindé Félo. ñu bëri nañ koy dégg fa la cascade yi nekk. yàlla def ci suñu yoon yi tase. ma ne chauffeur bi de woote yàlla moo gën a gaaw parce que maa ngi doon wax naan kii dama ko bëgg a gis far ñu tase moom itam ndeysaan mu am yar ak teggin bi wàcc oto man ma wàcc sama oto ma ne ko man kat dama fas yéene woon jàppale ci li nga nekk ci la ma wax ne nañu gisee après ndeysaan ma dem ñu tase si hôtel bi foofu waxtaan lu yàgg après mu joxaan ma rendez-vous këram fii ci Mermoz ñu jot a waxtaan lu bare bari mu wax ma yéeneem ak lépp ba am lu ma sasoon sax ci liggéey bi nga xam ne moom la koy liggéey ci wàllu couverture maladie universelle donc ma sawar ci loolu nag di jàpp noonu waaye nekkoon Kédougou ba bañ ma fay jëlee sax ci yoo xam ne moom bëgguma dugg dans les détails amul problème mais jot nañ ma faa jëlee ci liggéey bi foofu donc depuis lors nag mu nekk li parti bi nga xam ne mooy parti APR am na gis ne rek am na yéene gu rafet ci loolu kat laa ko gunge parce que sama yéene dafa dëppook yéeneem très bien ma gis ne war naa ko mën a jàppale ci loolu jàppale Sénégal parce que au-delà président bi ñu Macky Sall Sénégal moo am solo waaw jàppale Sénégal moom mooy jàppale président parce que moom la yàlla teg fii tey donc lu ñu mën a def ba jàppale ko ci lii di politique am rek mu doy ma lool sax nag wax dëgg fa yàlla ma mën ko ci jàppale ci te boobu léegi maa ngi fii di militer fii ci Grand Dakar très bien parce que daf ma laajoon fay militer ma ne ko Grand Dakar et donc depuis lors maa ngi fii di militer effectivement def sama kéemtalaay kàttan heure bu élection jotee en dehors élection yi defar sama base nag
dajale fii ay femmes yoo xam ne tey jii chaque jeudi ñu ngi fiy daje am fi siège ak lépp. donc ci fànn boobu maa ngi jënd sama contribution ci li nga xam ne mooy parti APR. mais également ci coalition élargie présidentielle bi. ñu ko wax Benno Bokk Yaakaar ak alliés yi nga xam ne ñoo ànd. parce que ci loolu la ñuy dox léegi. waaw ci foofu laa jëm sax ndax dama dégg ñu ni yow la ñuy def tête de liste ci mairie Grand Dakar ak Jean-Baptiste Diouf ak Benno Bokk Yaakaar. effectivement bëgg loolu nga leeral ma ci tuuti. effectivement parce que si suñu doxalin bi ci politique. dañoo dem ba échéance bu ñëw rek dañuy ñëw participer. suñu kéemtalaay kàttan mobiliser nit ñi. donc échéance bi depuis 2012 ba tey. 2012 référendum bi élection législative yi élection présidentielle 2019 yëpp. ñu def suñu kéemtalaay kàttan donc ñu dem ci échéance bi nga xam ne mooy élection locale yi. mu jëm 2023. mu amoon nag fii ci Benno Bokk Yaakaar Grand Dakar ñaari bopp fee nekkoon dañ ko waxante. muy Jean-Baptiste ak ministre Ndeye Saly nga xam ne maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk au passage. ci effort yi ñuy def pour vraiment satisfaire li nga xam ne mooy. liggéeyu président ci terrain bi. ci fànn boobu président ci ay gëstoom xam naa. mu ne xaar ma seet kan moo gën. peut-être pour Grand Dakar. ak kan laa yaakaar ne dinañ mën a gagner ci suñu Benno Bokk Yaakaar. ci fànn boobu ci le temps de Jean-Baptiste Diouf. ñu confectionné liste yi. Ndeye Saly dem liste tête de Dakar. ville de Dakar nekk deuxième ci position foofu après le ministre Diouf Sarr. fii Abdoulaye le ministre disons le maire. Jean-Baptiste tànn ma teg ma tête de liste proportionnelle. xam naa pour respecter un peu. parce que APR quand même moo nekk parti majoritaire au pouvoir. dëgg la mais moom mu nekk parti socialiste. moo ko ciy gërëm di ko sant bu baax a baax parce que amul woon benn obligation pour def ko mais def na ko te yàlla tax te xam naa ne du ko rëccu ñu ngi def suñu kéemtalaay kattan pour que suñu liste boobu mën a gagner au soir du 23 janvier yàlla baax na waaw dama bëgg xamaat tuuti rek docteur Sène ci yow ban ambition nga am fii ci Grand Dakar actuellement. sama ambition boo xoolee peut-être ñu bari bu ñu dëggee ci politique dañuy jaawale ambition yi ambition personnelle ak ambition bi nga xam ne moom nga yore ci askan bi sama ambition boo xoolee ambition bu jëm ci askan yi la. sama dëkk bi ma dëkk muy Grand Dakar juddoo fi màggee fi. am ay caractéristiques yoo xam ne dañ ko koy faral di dëppee. di xamal nit ñi ne Grand Dakar quartier bu noble la. bien sûr sama ambition mooy fexe ba Grand Dakar bokk ci communes yi nga xam ne ñoo gën a développé. bien sûr fexe ba ñi fiy juddoo di fi yeewoo am seen wér-gu-yaram. bu ñu bëggee faju mën a toog fii ci dispensaire bi nga xam ne moo fi nekk centre de santé bi. fexe ba tey jii élèves yi jàng ba man niveau bi ma nekk tey jii xale yi juddoo Grand Dakar mën a egg ci niveau boobu ñu egg nii. très bien ci wàllu jënd ak jaay suñu marché bi mën a gën a développé. ci tali yi suuf si depuis 1940 suuf boo xoolee koñ yëpp ay suuf la. sama ambition tey jii ànd ko ak ñi nga xam ne ñooy kilifa yi fi des. muy mairie bi. ñu fexe ba tey koñ yëpp ñu mën leen a dalee. fexe ba tey ci wàllu environnement pour nit xale yi fiy juddoo te amuñu peut-être jànguñu ba egg fenn fi mën a am métier. loolu li koy indi ñu dem ba nga xam ne dinañ wàññi insécurité bi. parce que insécurité bi. bokk na ci gàllankoor yu bari yi nga xam ne ñu ngi koy jooy fii ci Grand Dakar. comme ni ñu koy jooyee un peu partout. te loolu li ko waral mooy jànguloo amuloo métier. toog te am ay soxla. boo amul chance tuuti mën ngaa dugg ci loo warta dugg. donc man sama ambition mooy fexe ba suñu demee ci mairie bi fexe ba jàppale doomi aadama yi. ci fànn boobu ci ay xalaat. loolu nag waxuñu ne dañuy régler yépp parce que régler yépp yàlla rek moo ko mën te defu ko. dëgg la mais suñu kéemtalaay kattan dinañ ko def. ba nga xam ne population bi. dinañu gis seen bopp ci réew mi. parce que loolu mooy ambition président Macky Sall faire en sorte que Sénégal nekk ci dëkk émergent. émergence boobu nag mënuñ ko def te communes yi boo ci bokk. dëgg la voilà waaw docteur Sène comme que ñoo ngi jublu ci local yi actuellement te ñu teg la tête de liste lan nga bëggoon a wax population Grand Dakar lan nga leen bëgg ban message nga leen di sànni. waaw message bi ma leen di sànni d'abord bi ci njëkk. mooy Grand Dakar comme yeneen communes yëpp. parce que xam naa ne 221 TV du télé boo xam ne wala chaîne boo xam ne fii rek lañ koy seetal. non. ñu war ko def ci jàmm ak salaam. parce que jàmm loo ko jëndee jar na ko. dëgg la booy bu njëkk message bi nga xam ne moom lay joxe. bi ci des jongante nag. jongante la tudd. effectivement nañu xool ki nga xam ne moo gën ci askan bi. ñu yaakaar ne moo gën ci askan bi ñu teg ko fa. man nag ki ma àndal c'est pas que dama ànd ak moom. muy maire le Jean-Baptiste. waaye dama bëgg ñu doxaat ko mandat lii nga xam ne mooy yéene ñu continuer ko di ko liggéey ko. te ci wóor a wóor laa ko teg. parce que ba yàlla defee ñu war a ànd maag moom dama gëstu li mu fi liggéey. ci fànn boobu gis naa ci wàllu éducation.
amul benn élève buy fay inscription ci 6 écoles primaires yi fi nekk yëpp. lépp dafay jàppale famille yi. parce que politique boo koy def bu la askan bi tegee da ngay xool li dëppook ak askan ba nga defal leen ko. fii social bi dafa nekk prioritaire des priorités. parce que néew doole gi bari na fi. de telle sorte que bu école ubbee. jafe-jafe yi parents yi am. nga taxawu leen te Jean Baptiste def na ko ci wàllu wér-gu-yaram boo xoolee couverture maladie universelle nga xam ne mooy politique bi gën a màgg bi président Macky Sall yi teg. moom mi ngi ciy xar tànk tubéyam inscrire élèves yi nga xam ne ñoo nekk fii yëpp plus de 4000 élèves. mu inscrire leen ci mutuelle de santé bu Grand Dakar. pour que ñoom bu ñu feebaree au moins 80% yi. njaboot gi duñ ko dépenser mais loolu état moo leen di jàppale ci loolu. ci marché par exemple Grand Dakar. Grand Dakar tey jii ba marché Sandaga tëjee Kermel tëj am na projet bu d'envergure bu mag a mag bu banque mondiale bëggoon financé mu war xool ban marché la. liggéey bi Jean Baptiste ak mairie bi liggéey ci marché bi. loolu tax ñu tànn tey marché Dakar marché Grand Dakar. parce que tey chambre froide ba fa nekk. nga xam ne légumes yi jën yi ak lépp mën nañ ko fa conserver. avec des chambres solaires avec des panneaux solaires nga xam ne dañuy am autonomie électricité. aération bi ak canalisation yi nga xam ne def nañ ko fa. bokk na ci marché yi gën a set mën naa wax ci Grand Dakar léegi nag pour améliorer loolu. banque mondiale amoon benn projet te am naa yaakaar ne bu ñu jógee ci mairie bi ambition bi mooy fexe ba jël ko def ko en hauteur. pour que table yi nga xam ne mi ngi encombré koñ yi ñu mën ko wutal leen ay place pour encombrement bi wàññeeku ak yeneen yoo xam ne muy pavage bi nga xam ne tàmbali nañ ko aussi. boo xoolee koñ yu bëri commencé nañ ko def depuis Alakbar ci kaw koñu poste ba. ba ci disons koñu Bagar pratiquement yooyu yëpp pavé nañ ko ba pare. am nañu yaakaar de ci prochain mandat bi. dinañ mën a pavé la totalité. yàlla ko yàlla matale te yéene googu aussi. pour nga mën ko matale. ville de Dakar il faut que nga xam ne mooy suñu candidat muy Abdoulaye Diouf Sarr tamit. ñu ñaan suñu borom ñafe. ba nga xam ne dina mën a jàll. à la tête de la ville de Dakar. dinaa ñëw ci Abdoulaye Diouf Sarr moomu dinaa ci ñëw tuuti. waaye dama la bëggoon a laaj tuuti ci sa liggéey bi ngay liggéey ñu jox la PLNP. di lutte contre la paludisme. nga gérer ko liggéey boobu ni mu méttee ma la laaj liggéey boobu nan nga koy dundee. waaw boobu tamit ak mbégte laa koy defee. waaw muy sibiru bi. muy sibiru bu parce que sibiru boo xoolee ci histoire du Sénégal. am na ay jamono bu nawet jógoon. kenn dootul am jàmm boo demee ci hôpital yi centre de santé yi da nga daan gis ni muy feesee ba nit ñi dañ leen doon tëral ci biir couloir yi. dëgg la waaye état du Sénégal am ay engagement yu mu jël ne fii ak 2030 bëgg naa sibiru jeex ci Sénégal. ci fànn boobu nag mu am ay coordonnateurs yu bëri yu fi jàll parce que PNLP. ñu ngi ko créé en 1995. mu am ay coordonnateurs yu bëri yu fi jàll. ba tey jii man ma nekk à la tête. mais ba ma fa nekkee tey jii tamit am na ay innovation yu bëri yu ñu def. ba yàlla mi ngi ñuy dimbali ba yaakaar gi ñu am pour wàññi sibiru bi. ñu mën koo attendre fii ak 2030. tey jii boo xoolee sibiru bi nu mu bindoo Sénégal. ñetti gox. muy Tamba Kédougou Kolda ñoom ñoo gën a bari le boo jëlee téeméer tey ji mën naa ne juróom-ñetti fukki pratiquement ak benn yëpp yaa ngi koy fekk foofu ci Kédougou Tamba. ñu ngi xalaat nag ay gëstu. pour xool nan lañ koy gën a wàññee. boo demee bët gànnaaru Sénégal. sibiru bu wàññeeku fa na pratiquement bu bëree bëri boo jëlee junni nit pratiquement mun naa ne benn wala juróomi nit maximum. ñoo koy am ci at mi. mais Dakar tamit il faut ñu attirer attention nit ñi ci cette occasion. sibiru bu ñu gën a fagaru parce que waa Dakar duñu takk sànke. te tey jii bu ma xaymaa ñi nga xam ne ñoo faatu ci sibiru tey jii ci Dakar xam mi ngi commencé bari te loolu jaaduwul. sibiru dafa nekk feebar boo xam ne xam nañ ni ñu koy moytoo. xam nañ ni ñu koy traité. effectivement di ñaan à travers ce message là. nit ñi gën a farlu. ci prévention bi. mais en même temps di bu ñu teelee seen yaram tàng ñu teel a dem ci hôpital yi mën leen la faj. xool seen bopp. jërëjëf docteur Sène waaw mbokk yi yéen a ngi ànd ak seen xarit seen doomu ndey Cheikh Tidiane Samb mu feggoog doomu ndeyam docteur Sène ñuy waxtaan ak moom ay jaar-jaaram affaire politique bi ak médecine bi mu doon yëngu et tout ça ak seen 221 TV seen bi nga xam ne si moom la ñëpp boo nekkee Europe fekk laaloo 221 doo dugg Sénégal kon nag mbokk yi seen chaîne 221 TV mi ngi nii ñu continuer suñu waxtaan ak suñu docteur Sène waaw docteur Sène damay laaj tuuti rek ak sa patron Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ni dafa samp ndënd moom itam naan day wut mairie ville de Dakar. lan ngay wax ci sa patron boobu di Abdoulaye Diouf Sarr ministre. waaw jërëjëf Cheikh loolu dinaa ci sawar a wax. parce que ba ma duggee ci politique bi comme li ma la wax nii rek nekk ci APR. maa ngi moom dañoo bokk nekkandoo woon ci cadre yi nga xam ne ñoo jiite APR ñu koy wax convergence des cadres républicains. très bien yàlla def à partir de le 12 mars 2012 foog naa ci lañ def suñu première
rencontre bi ci fànn boobu ñu dem pour jongante pour xool ki war a jiite cadre yi fii ci Dakar ci fànn boobu laa ko gënoon a commencé xam mais li ma mën a wax ci Abdoulaye Diouf Sarr man damay gis sama bopp ci moom ci vraiment ci teey gi ci yar ak teggin bi nga xam ne gis naa ko ci moom ak dal gi bu loolu jàllee depuis 2012 ba tey yàlla di def muy occuper ay postes de responsabilité yoo xam ne fu mu jaar nag fu ne nit ñi dañuy am satisfaction parce que tamit poste bu ñu la ko joxee c'est pas pour nga glorifier yow ci sa bopp waaye lan nga mën a indil askan bi ma seetlu ne ba mu demee kuddu tey jii daf ko changé complètement ñun ñëpp ay étudiants la ñu woon gis nañu kuddu nu meloon jaar naa kuddu mooy université waaye tey boo fa duggee sa xol dafay sedd dëgg la heureusement que ñi ko remplacé tenir nañ flambeau bi ba tey jii looloo fa ne dëgg la muy premièrement mu dem foofu jóge fa dem ministère des collectivités territoriales mu nga xam ne mooy sentu lépp luy gox-goxaan yi loolu tamit mu liggéey fa liggéey bu mucc ay dem ministère du tourisme jóge fa nekk ministre de la santé ministre de la santé épreuve bu mag a mag boo xam ne dafa dal adduna bi yëpp ñu koy wax Covid 19 moom mu géré ko tey jii ba yàlla di ñu sutural parce que mbir yi tamit nañ ci boole suñu borom moo ñuy jàppale tey jii waaye liggéey bi nga xam ne nit ñaa ngi koy liggéey sur le leadership de Abdoulaye Diouf Sarr gis nañ ne tey jii Covid bi Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam ne feebar bi lor gi ci la gën a wàññeeku bien que lor gi bari na waaye def na ci seen kéemtalaay kàttan kooku nag bu demee ne dafay laaj ville de Dakar te ci wàllu politique moom fidélité bi ak engagement bi am au côté du chef de l'État loolu kenn naatable wu ko te ci wàllu politique bu ñu xoolee ci biir APR fii ci Dakar moom mooy leader bi nga xam ne bu jongante amee saa su ne moom dafay gagné loolu donc mérité na pour au moins ñu tester ko xool bu gagné ville de Dakar lan la ko mën a transformer te man am naa yaakaar laa wax am naa yaakaar ne moom bu ko jëlee ak programme bi nga xam ne tey jii bind na ko ba présenté ko le 5 décembre passé fii la ci King Fahd Palace am naa yaakaar ne peut-être Dakar dina am Dakar bu bees am soppeeku boole koog projet d'envergure yi nga xam ne président de la République am na ko faut le reconnaître muy mobilité urbaine bi gis ngañ pont yi fu nekk mu ngi fay sax gis nañu BRT bi nga xam ne chantier yi c'est vrai xaw na métti ci population bi waaye bu noppee rek yàlla dina def peut-être dinañ am beaucoup plus d'aisance ci dem beeg dikk bi di féliciter président de la République ci TER bi nga xam ne tey jii ñu ngi koy inauguré coow li bari woon na waaye def na ba mu nekk première TER boo xam ne tey ñëpp a ngi koy coow ci Afrique di faciliter parce que tey jóge Diamniadio egsi fii Colobane en 25 minutes loolu quand même plus de 115 000 personnes nga transporté ko loolu ay effort la ñu ngi jëm léegi pour dem inaugurer port de Ndayane parce que Dakar tamit boo xoolee 0,3% ci superficie Sénégal gi yëpp moom lay occupé tey 5 millions d'habitants ñoo fi nekk donc dafa bari doomi aadama yu fi nekk je pense que liggéey bi nga xam ne tey jii acte 3 de la décentralisation bi nga xam ne moom président teg na ko c'est pour faire en sorte que dëkk yu nekk mën a am dund normal ba nit ñi gën a wàññeeku fii ci Ndakaaru kenn ku nekk foo nekk sa teraanga mën la fa fekk li ngay soxla fekk la fa parce que ci fànn boobu rek la Dakar mën a amee mën a noyyi mën a nekk Dakar bu bees Dakar bu rafet. très bien docteur Sène macha allah kàddu yi rafet na am na solo macha allah nit ñi mën nañu laa déglu mën nañu laa seetaan yéen a ngi ànd ak seen xarit seen doom day Cheikh Tidiane Samb ma àndoon ak sama doom day docteur Sène waaw seen émission xam naa nag li ci des bariwutul xam naa ay 2 minutes rek bu ko defee ñu wax docteur Sène mu wax dernier kàddoom rek lan mooy sa kàddu yu mujj docteur Sène. waaw kàddu yu mujj yi di leen gërëm di remercier. internautes yi ñuy seetaan di leen remercier bu baax ci distance bi ngeen dox pour ñëw fii interview ñu amul solo Cheikh Samb di leen gërëm bu baax a baax waaye message bi nga xam ne moom laa bëgg a joxe jongante yi ñuy jëm dafa am ay crainte yu bari yu am ay ragal yu nit ñi am ci wàllu violence di wax ak ku ko mën a ku ko jéem nañ ko bàyyi teg ko ci suuf parce que Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar dëgg la ak Grand Dakar bii ma nekk ñi fi nekk ñëpp ay doomi Grand Dakar lañ kenn ku nekk am yéene ne man kat su ma yéegee dinaa def lii loolu jarul xeex jarul ku nekk na nga seet na nga mënee rek population bi jàppee ne yow mérité nga ko bu Jean mérité ne daf fiy toog dina fi toog bien sûr bu ba jàppee ne tey jii keneen moo fi war a toog keneen dinañ ko fa teg effectivement mais carte gi yàlla noppi na ci démb ñun ñoo war a def li ñu war a def rek bu nekkee ne Jean moo war a jàll dina jàll ci commune yi Ndakaaru yi yëpp nag ak commune yu Sénégal gi yëpp nañ def lépp ci jàmm ak salaam dëgg la parce que boo demee ci dëkk bu amul jàmm ci ngay xam ne jàmm loo ko jëndee jar na ko jërëjëf docteur Sène nee na jàmm loo ko jëndee jar na ko nañ def lépp ci jàmm ak salaam kon nag mbokk yi
seen émission aar bi mu ngi noonu fii la ñuy yem ak yéen rek ba beneen numéro maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sama cameraman yi di nuyu sama grand frère bi toog ci côté bi ñoo ngi lay nuyu grand bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay yow suñu grand nga suñu conseil nga ndax vraiment yàgg nañu kon nag ñoo ngi lay jox nuyu de passage di nuyu waa Grand Dakar di nuyu docteur Sène say xarit yëpp ñoo ngi leen di nuyu di la ñaanal yàlla aussi itam yal na jant jàmm leeral sa yoon asamaanu sutura tiim la ngay dox ci suuf xéewal tekk ndeeru wërsëg di la gunge keppaaru bànneex bi lu jeex di nuyu nag waa diaspora yëpp ndax itam ñoom vraiment jàppale nañu ci léegi macha allah kon yàlla jàppale leen yéen itam ci barke Seydina Mohamed wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu